Le comité de développement sanitaire du centre de santé Hann Mbaye Derneville ànd si commune bu Ouakam ñoo may tey li nga xam ne mooy population Ouakam li nga xam ne mooy journée de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus loolu ñu ngi ko def nag à l'occasion si weer bi ñu nekk mooy octobre ñu gën ko xamee si octobre rose. ki nga xam ne mooy Ngoné Sarr di présidente des Bajenu Gox doon na si sànni ay kàddu wax ak askan bi ba tey si li nga xam ne mooy sensibilisation. salaamaaleykum. maa ngi tudd Ngoné Sarr nekk présidente des Bajenu Gox de Ouakam ñu ñëwoon fi tey ci octobre rose bi octobre rose ñëpp xam nañ ne mu ngi liggéey ci prévention cancer. xam nañ ne cancer dafa nekk feebar boo xam ne dafa mën a lor ak nasaxal jigéen ñi surtout cancer bi nga xam ne mooy cancer ween bi ak bi ñuy wax cancer de l'utérus maanaam butitu njurukaay bi donc tey ñu def la ñu daan def rek chaque année. ñëw fi di liggéey ci prévention maanaam mooy dépistage parce que nit aussi loo xamul parce que cancer feebar la boo xam ne la ñuy wax maladie silencieuse mën na sedd doo ko yëg ba mu xëy bu nga koy yëg rek mooy fekk ne gaañ na la donc ñu ne nañu sensibiliser jigéen ñi ci nuñ koy moytoo mais moytu bi aussi prévention bi kii da cee bokk dépistage da cee bokk donc ni ñëpp def muy octobre rose ñun tam ñu def ko ñëpp def benn jour ñun ñu def ñaari jour ñu ngi fi woon lundi dépisté nañ plus de 100 femmes tey aussi xëyaat nañ nar a dépisté lu toll noonu wala lu ko ëpp donc di ko def ci ndimbalu district ouest docteur Abdou Karim Diop si ndimbalu association sage femme si ndimbalu aussi CDS Ouakam parce que xam nañ ne ñoom macha allah ñun lépp ci lu ñu ne liggéey bu ñu ne au niveau communautaire ñu ngi ñu fay fekk wan liggéey bu ñu def ci structure bi aussi lu ñu mën ñoom ñoo ñu ko mënal ñun Bajenu Gox mën nañ wax. mën nañ sensibiliser mën nañ fekk nit ñi ci kër yi mais moyens yi ñoom ñoo ñu ci mën a dimbali te macha allah ñu ngi ciy jàpp bu baax donc di remercier ñëpp di wax aussi jigéen ñi rek nañu ñëw ku ko gis tey na nga ñëw xam ne octobre rose rek taxul ñuy dépister nit tout le temps war nga xool sa yaram te ña koy def ci octobre rose mooy ñi fi ne chaque jour donc heure bu ko nit ki soxlaa rek bu ñëwee fii ci centre de santé Hann Mbaye Derneville dina fekk koo xam ne dina ko defal liggéey boobu donc di leen wax rek ne yàlla nañ ko fekkee at yu bëri di remercier partenaires yëpp di ko waxaat le CDS du centre de santé Hann Mbaye Derneville mais ak centre de santé Ouakam bi nga xam ne aussi dafa nekk ci moment bi ci ay travaux ak suñu partenaires yi nga xam ne ñëw nañ mooy Lydia donc ñuy liggéey ci nga xam ne mooy sensibilisation ñu am xam naa bu ngeen ko xoolee lire ko bu baax di ngeen ko gis tableau baa ngi nii am na numéro d'appel boo xam ne c'est gratuit li ñuy def rek mooy sensibiliser sur la santé maternelle santé wala sur la santé de la femme donc wér-gu-yaram jigéen di gërëm ñëpp di sant ñëpp di remercier ñëpp di ñaanaan yàlla nañu fi beneen octobre rose fekkaat yàlla bu cancer feebar kenn yàlla bu mu feebar kenn yàlla bu mu feebar kenn ku mu feebar aussi yàlla na la yàlla may moyen boo fajoo jërëjëf. ki nga xam ne mooy docteur Oumar Diop di médecin chef du centre de santé Hann Mbaye Derneville ak centre de santé yi nekk ci commune bu Ouakam yëpp moom tamit sànni na ci ay kàddu di rafetlu li nga xam ne moom la CDS bi organisé journée octobre rose. salaamaaleykum mbokki Sénégal mbokki Ouakam maa ngi leen di ziar di leen nuyu man la docteur Oumar Diop di médecin chef bu centre de santé yi nekk Ouakam. donc tey ñu ngi fii ci centre de santé Hann Mbaye Derneville comme ni ñu ko waxee woon ci njëlbeen rek nekk ci journée dépistage bu jëm ci wàllu cancer du col de l'utérus ak cancer du sein donc gis ngeen ñi ñaa ngi ñëw ñu ngi ci ànd ak comité de développement sanitaire bi à sa tête Pape Biram Diouf ànd ci aussi ak suñuy bàjjenu gox ñoom ñi nga xam ne vraiment amuñu seen fay ñoom ñooy dugg au fin fond de Ouakam au fin fond des localités baab ñi dépister ay cas indi leen fii ci centre bi pour ñu mën leen prendre en charge donc ñu ngi ànd ak ñoom ci liggéey boobu depuis des années ren on n'a pas dérogé à la règle donc journée bi li tax ñu organiser ko comme ni ma ko waxee woon rek 75% jigéen yi bu ñu ñëwee hôpital fekk na déjà feebar bi yegg na ci stade boo xamante ne mara deytaal yi jéggi na dayoo te loolu ça pouvait être prévenu donc ñi ñoo war a am culture di saytu seen bopp. bu la dara jotul sax au moins une fois par année nga dem hôpital ñu seetal la sa yaram dana ci am solo donc maa ngi leen siy woo yéen ñëpp ñëw leen personnel soignant bi ñu ngi fi di leen xaar sur place bàjjenu gox yaa ngi fi pour orienter leen pour waxtaan ak yéen itam ci lépp lu jëm ci wàllu cancer ngeen xam lan mooy cancer
waxtaan ak yéen aussi si les gestes réflexes à adopter nga xam ne jigéen ju ne war nga di ko def weer wu ne di saytu sa yaram nga xam ne dala du la bett donc maa ngi leen si woo ne leen ñëw leen ñu jàppale leen bu baax mën leen prendre en charge incha allah jërë ngeen jëf. madame Fall ak madame Diop di ay sage-femme yu nga xam ne gën nañ leen ràññee ci bés bi ñoom tamit sànni nañ ci ay kàddu ba tey rek ci li nga xam ne mooy sensibilisation waaye expliquer lan moom mooy cancer du sein et du col de l'utérus ak yan jeexital la mën a am ci jigéen. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay. man la madame Fall Ndeye Bolon Ndiong sage-femme d'État à Hann Mbaye Derneville tey nag mooy sunu journée octobre rose bi dépistage cancer du sein et du col de l'utérus di ko def nag fii ci centre bi di nuyu nag monsieur le maire di nuyu staffam président bi Pape Diouf di nuyu ñoom Ndeye Seck di nuyu ñëpp ku lim da ngay jumbaa nga am ñoo fàtte di wàcc sunu médecin chef bi docteur Diop di nuyu docteur Khadissa suñu gynéco di nuyu médecins yi fi nekk ñëpp ak sage-femme yi suñu naataango yi ak infirmier yeeg ñëpp. octobre rose bi ni muy demee dañ naan simple na parce que xam nañ ko ndax c'est pas une première bi mooy seen 3e édition population bi am nañ sensibilisation bu doy dañ leen di dépister xool seen ween ndax am na nodule bu amee bu laajee ñi référé su amul itam ñi jàngaleen autopalpation di xool ñoom seen bopp ñuy mën a sax di détecter. kañ la ñuy jug di dem mandarga jug leen jug jot na ci sein yi wa ilaa tamit suñu koy def tamit si xool ndax cancer du col am na dañ leen di defal installation gynécologique si table bi defal leen lépp li ci war. genre événement yu mel nii dañ leen di ñaax rek ni ñu koy waxee ñi ñëw en masse ndax seen njëriñ la ndax ni ko adage bi di waxee toute prise en charge précoce est bénéfique ndax ñu bëri dañuy ragal te man gisuma lan moo war a tax ñuy ragal. lépp loo xam ne booñ ko teelee saytu teel ko gis teel ko jël en charge nga teel a texe niñ koy waxee waaye soo toogee ne damaa ragal ba yenn feebar yi nekk ci yow saytuwoo ko xamoo lu ci nekk bu boobaa complication bu taxawee jàppale la day jafe. maa ngi lay fay man la madame Diop Partissé sage-femme d'État Hann Mbaye Derneville. liggéey bi ni muy doxee moonte dañu invité femmes yi ñu ñëw ñu seetal leen seen ween ak seen butitu njurukaay bi. xanaa ñuy ñëw en masse rek parce que c'est bénéfique pour prévention bi la donc suñ leen teelee jël en charge donc prise en charge bi day gën a bénéfique. dama leen di ñaan rek ñu ñëw en masse parce que c'est bénéfice la pour ñoom daal bu ñu ñëwee dinañ leen defaral xoolal leen seen ween xoolal leen seen butitu njurukaay yeneen pathologie tam yu nekk seen yaram sax mën nañ ko détecter à partir de ça. ba tey si bii la bis ñu mën a ràññee mbégte kontante si kanamu soxna yi ñëwoon def seen dépistage cancer du sein et du col de l'utérus fi nga xam ne mooy centre de santé Hann Mbaye Derneville am na ñenn si ñoom ñoo xam ne sànni nañ si ay kaddu. maa ngi fi. ça va bien ça va alhamdulilah. nga ñëwoon tey ci journée bi. waaw dama ko déggoon daa dee ñëw pour ma nit def sama dépistage xool. loo xam ci li la fi indi. waaw li ma ci xam mooy lu jigéen ñëpp war a def la parce que fu mu nekk nii feebar yi bëri na kuy seetaan ci télé yi yaa ngi xam ne jigéen yaa ngi jànkonteeg lu metti muy feebaru ween ak cancer du col moo bëri ci dëkk bi te nit ñi amuñu moyen pour dem defi ko moo tax bu ñu gisee journée yu mel nii mooy octobre rose bi su journée yu mel nii amee ñu bëri ci la ñuy profité wu pour ñoom dem saytu seen yaram xool loolu daal laa ci xam. waaw léegi lan ngay wax ci ñi nga xam ne mooy CDS bi centre de santé bi nga xam ne ñoom ñoo ko organisé ak association bàjjan gox yi. di leen sant di leen gërëm parce que yu mel nii bu amee ñun suñu xel si ñoom rek lay dem parce que ñoom loolu mooy seen taxawaay parce que ñoom boo xoolee bu ñu sañoon sax chaque jour journée yu mel nii day am mais du si ñoom du ñoom ñooy décider moo tax defe naa octobre rose moom benn weer la ci weer yi weeru jigéen ñi la mën nañ ne weeru jigéen ñi la ndax loo xam ne da nga ci waroon fay ay junni yu bëri suñ la ko mayee gratuitement loolu sant yàlla la bu ko defee léeg-léeg nga jànkonteeg ñu ko am léeg-léeg nga gis ñu ko dul am ñi ko am ci occasion mën a def seen traitement ba nga xam ne jàngoro bi du mën a yegg fenn fi macha allah ñu ngi leen di féliciter di leen sant di leen gërëm. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi maa ngi sant. lu doon say tànk tey fii ci centre Hann Mbaye Derneville. tey samay tànk mooy information bi laa dégg muy octobre rose bi consultation cancer du sein de l'utérus bi moo ma fi indi woon tey. loo xam ci feebar yooyu. waaw feebar yooyu li ma ci xam mooy ku neex gis xam na ni feebar yi day lore ba tax ne may ñaax sama mbokku jigéen ñi lépp luñ ci ku déggal yu mel nii rek nga daw ñëw seet ci sa bopp
parce que jigéen moom war nga foo toll rek bu la yàlla mayee moyen yi ngay dem di seeti sa bopp boo amul moyen yi aussi boo déggee kaay yu demee nii nga farlu daal dem seeti sa bopp muy ci fànn yëpp. maaleykum salaam. soxna si naa de. maa ngi fi. lu doon sa tànk tey fii ci centre de santé Hann Mbaye Derne bi. dama déggoon ne dañuy def dépistage colitéris ak sein yi moo taxoon ma ñëwoon pour seet si sama bopp ba xam ndax dégg naa ne baax na lool te comme ñun jigéen ñi dañuy jànkoonteeg ak genre feebar yooyu te léeg-léeg moyens yi du am ma dégg ko rek ma ne naa ñëw ma def si yàlla baax na incha allah di ko ñaanal na képp ku ko amul rek yàlla boo ko am ñi ko amit yàlla wéral ko si jàmm ak salaam may leen moyen ñu wér ak jàmm incha allah. léegi CDS beeg association sage-femme ak bàjjen gox yi ko organisé looy wax si ñoom. di leen gërëm di leen sant rek di leen ñaanal ñu yokk ba yëg ko yàlla sottal yëpp incha allah ci barke Siraatal Mustaqima. maaleykum salaam. soxna si na nga def. maa ngi fi rek. tur bi nan la. Ñima Badji. lu doon sa tànk tey fii si centre de santé Hann Mbaye Derne bi. dama fi ñëwoon rek comme mois d'octobre lañ nekk ma ñëw pour def si kii frottis bi comme niñ koy defee chaque année rek seet suñu bopp daal. loo xam ci feebar boobu. feebar bi nekk na feebar boo xam ne métti na dina jël sa temps jël sa alal jël si lépp moo tax ku nekk daal war ngaa jéem a seet sa bopp balaa mu lay bett. léegi comité de CDS bi ak association sage-femme ak bàjjen gox yi organisé journée bi loo leen mën a waxal. xanaa sant leen gërëm leen parce que wax dëgg yàlla ñi ngi jàppale nit ñi ndax lii cher na cheraay boo xam ne ku amul les moyens doo ko mun def boo kon nag su ngeen takkoo ba koy def gratuitement sant yàlla rek di leen remercier. asalaamaaleykum waa Wakaam ñu ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal ci dalal bi ngeen ñu dalal man nag maa ngi tudd Marie Joseph Ndong sage-femme téléconseillère au niveau du centre d'appel Lidja nag boo ko déggee benn ONG la bu nekk ci DKT international DKT mooy ONG bi mais dafa amaale benn centre d'appel bu tudd centre d'appel Lidja foofu nag ay sage-femme ñoo fa nekk sage-femme yoo xamante ne mën nga leen joindre tous les jours de 8h à 22h. On donne des conseils sur la santé sexuelle, sur les méthodes contraceptives et sur la santé de la reproduction. léegi nag DKT dafa gunge district ouest li ñu fi indi tey comme district ouest la ñu gunge ci dépistage cancer du col ci octobre rose bi wa médecin chef moo ñu permettre ñu sillonner ñoom fépp fu ñu nar a dem pour def seen dépistage démb ñu ngi woon centre de santé Philippe Maguilène Senghor tey ñu ngi ci centre de santé Hann Mbaye Derne ville suba aussi on sera au niveau du centre de santé de Ngor gannaaw suba ñu nekk poste de santé Mermoz DKT nag ni ma leen ko waxee sànq benn ONG la mais dafa amaale centre d'appel léegi centre d'appel bi comme ni ma leen ko waxee aussi sànq ay sage-femme lañu. On est disponible tous les jours de 8h à 22h et on donne des conseils sur la santé sexuelle, sur la santé reproductive et sur les différentes méthodes contraceptives. Am nañu ay méthodes de planification aussi lépp loo leen xam ci planification Sénégal fii am nañ ko am nañu ay DU mooy stérilet bi am nañu injection bi am nañu implant yi am nañu ay préservatifs. léegi comme ni ma leen ko waxee li ñu fi indi woon pour gën a faire connaître suñu centre d'appel léegi dama leen di jox ay numéro yoo xamante ne nii ku ñu ci soxla mën nga ñu woo comme ni ma ko waxee on est disponible tous les jours de 8h à 22h et ku la nee allo rek sage-femme la waaw numéro vert bi mooy numéro bi nga xamante ne mën nga ci woote gratuit mooy le 800 00 96 96 800 00 96 96 am nañu aussi ay numéro WhatsApp 78 193 93 93 ma bamtuwaat ko 78 193 93 93 am nañu beneen numéro bi mooy le 78 312 26 26 312 26 26 am nañ compte Facebook am nañ compte Instagram mën nga ñu envoyer message par Facebook wala par Instagram wala message par WhatsApp wala nga woote appel direct wala nga woote appel WhatsApp wala appel direct ci numéro yi comme ni ma ko waxee tous les jours de 8h à 22h ku la mënti wuyu rek
xamal ne sage-femme la on donne des conseils on oriente les femmes parce que mën nga woote soxla dara ñu ne demal centre de santé Annette Mbaye Derneville wala demal centre de santé Ouakam am nañu ay partenaires aussi partout au Sénégal fépp Dakar su ma nee Sénégal Dakar ci la bokk kon nag woote leen lépp lu leen jaaxal ci sexualité wala nga def méthode planning am la ci jaaxal boo mënul dem ci sage-femme bi boo ñëwee dinañ la ci indi ay tontu yu leer nañ wax la nan ngay def. ki nga xam ni mooy Pape Birame Diouf di secrétaire exécutif centre de santé Annette Mbaye Derneville wane na mbégteem bi nga xam ne am na ko ci bés beeg satisfaction waaye tamit di gërëm ki nga xam ne mooy le maire de la commune de Ouakam di monsieur Samba Bathily Diallo bi mu ko mayee opportunité jàppale leen ba tey ñu mën a organiser bii le bis. waaw d'abord dañuy nuyu Ouakam gépp di nuyu bokki internet suñu chaîne YouTube bu centre de santé Annette Mbaye Derneville bu Ouakam di leen wax jusque ne dañuy rafetlu bés bi ndax bés te tey jii li fi bés bi tey li ñu dajale mooy xam nga dañ nekk si au mois d'octobre dañu siy màggal maanaam taxawaay bi nga xam te moom la ñu war taxaw ànd ak jigéen ñi di xeex maanaam jàngoor bi ñuy wax cancer si ay forme bu si mel ni cancer du col de l'utérus mooy cancer bi nga xam ne si butitu njurukaayu jigéen comme ni ko olof di waxee ak cancer bi nga xam ne si ay maam si ween maam fa lay juddoo fa lay ne maam octobre di weer boo xam te ne moom la ñu si xeex particularité bi nga ak bés bi mooy comme dañ ko fi doon def ñaari at yu weesu at bii ñu génn ñu amoon si population bi maam patients yi nga xam ne jotoon nañ ñëw ñoom wax ne dañ ko rafetlu waaye dañuy sàkku pour que maam at bi bu fekkee mën na doon ñaari yoon loolu ñu sàkkoon ñu yóbbu ko tamit delloo ko si loxoy monsieur le maire de la commune monsieur Samba Bathily Diallo le président du conseil de direction mu validé ko ne ñu nu mu mënti demee tamit nañ def ñaari nañ def ñaari dépistage léegi comme weer bi lañ koy màggal ñu ne léegi dañ koy def à l'honneur des femmes pour wan leen seen taxawu ñu def ko si ñaari ñu validé ñu ko loolu moo indi tey jii bés bi. waaw macha allah moom foofu moom xam naa ne ci centre de santé Annette Mbaye Derneville dañuy rafetlu surtout taxawaayu personnel bi yëpp ndax gis nañu ne wax dëgg yàlla ànd nañ doon benn di bokk lépp lu ñu xeex di xàccandoo di dóorandoo te loolu itam ñu ci beral maam loxo maanaam mention spéciale aux femmes ndax tey jii surtout nga xamante ne dañ nekk seen weer mais di ko teg ci loxo gynécologue bi. waaye tamit mënuñu bañ a lim tey ji ku si mel ni madame Fall nga xamante ne wax dëgg yàlla amul lenn loo nga xamante ne defu ko maanaam da ngay dem ba benn instant tey ji bu ngeen seetloo année bi daanaka organisation yi dañ ko génnee sax dañ ko xaw a génne si loxo ndax ñoom ñoo si jiitu ñun peut-être dañ leen di appuyer rek mais ñoom ñoo ko organiser doxal ko ni ñu ko doxalee mais ñuy rafetlu loolu bu baax a baax parce que gis nañ événement bi tey bu demee ba toll ni ñoom ñoo si taxaw yor organisation bi yor lépp di wane ne ñoom wax dëgg yàlla li ñu si gën a ñor itam mooy que ne ñoom dañuy wane ne maam bien-être wala santé population wakamoise ñoom wax dëgg yàlla yitteel na leen ñor na leen du rek taxaw maam nit ki ñëw an jàngoram nga faj wala jigéen ju wéru ñëw nga suivre ko si ay visitam ba keroog mi am doom ak ci jàmm mu dem mais ñoom si seen wér-gu-yaram de manière générale ba si ay dépistage leneen ak leneen parce que tey ji boo xoolee am na ay causeries ay yu bëri nga xamante ne maam def nañ ko si loolu ñu leen koy sant aussi dafay wane seen engagement te ñun mën ñu lu dul remercier leen maam di leen gërëm di leen jottali aussi sant ak ngërëm bu monsieur le maire de la commune de Ouakam en l'occurrence monsieur Samba Bathily Diallo ndax lu ñu def pour population bi seen bopp lañ ko defal ñun lañ ko defal waaye moom itam lañu ko defal. waaw xam naa ne population bi bon dañu leen wax juste que ne tey jii dañ leen di gën a oowaat rek ndax ñu ngi ñëw certes ñu ngi ñëw moom wax dëgg yàlla macha allah ak bu jëkk ñu ñëw bu baax waaye ba léegi jàpp nañ ne maam par rapport ak li nga xamante ne ñun moom lañ leen yéene par rapport ak li nga xamante ne moom moo fi am lépp potentiel bi nga xamante ne am nañu ko fi maam su ma waxee potentiel rek benn damay wax ci wàllu ressources humaines ba pare mais ressources humaines parce que y a les ressources humaines de qualité boo xamante ne mu ngi fi mais aussi les appareils d'aide au diagnostic tey jii lu si mel ni tey jii maam jumtukaay yi nga xam ne moom la fajkat bi di waaru xool ngir xool jàngoro feebar yi mooy si wàllu imagerie lu si mel ni échographie wala si wàllu laboratoire maanaam am na fi te yi si gën a xarañ macha allah yàlla dogal na moom la ñu am donc juste pour tënk rek wax leen ne li ñu uti ji feneen
moom am na fi te amaana fii la gën a yombee dina wax ne tamit te rawatina maam boo weesoo am bi mu fa am ak yomb gi mu fa gën a yombee maanaam kër gi seen kër la maanaam centre bi seen centre bi centre population yi la mais parce que juste avec le CDS et le personnel de santé bu ñu fi toogee ñun kese maanaam centre bi maanaam njariñam mën naa bañ a maanaam mën naa liggéey du fa am ndax li am mooy ñoom njariñ boobu noonu pour ñoom la di leen gën a oo di leen gën a ñaax et wax ne kër gi seen kër la ngeen ñëw ndax ñun ñu ngi fi macha allah te amu si lenn lu nga xamante ne bàyyi nañu fi lu dul xool seen ay mbébét seen bëgg-bëgg lan la ñu xool nu ñu ci taxawee ba lu fi amul sax bu ñu koy incha allah ñu dem uti ji ko surtout que am nañ si wax dëgg yàlla ndigalu kilifa gi muy le maire de la commune de Ouakam. waaw population bi non seulement mën nañ ko xaar mais duñu sax yem si ñoom ñu mën ko xaar waaye ñoom lu ñu wax ne ñoom bëgg nañu ko bu fi amul ñu dem uti ji ko andi ko tey jii ñoom population bi bu ñu tey jii manifester woon wala ñu exprimer le besoin suñu ko waxee maanaam ñoom bu ñu wonoon ne bëgg nañu ñu koy def ñeenti yoon si at bi ni nga ko def ñeenti yoon si at bi fi mu toll nii li la koy leeral bu ñuy waxoon ne bëggaat nañ ko fii ak décembre dinañu fexe bu indiwaate nañ ko fii ak décembre activité bépp bu ñu bëgg lu ñu mënti bëgg parce que ñun li ñu fi nekk ñun seen ay serviteurs lañu ay serviteurs lañu nekkee ñu fi lu dul maanaam lu leen maanaam pour dab seen ay bëgg-bëgg maanaam li ñu bëgg si centre de santé bi ñun ñu fexe indi ko mais xam naa ne si dia du ma tëj te comme d'habitude du ma tëj te du ma remercier personnel bi yëpp di remercier le médecin chef maam di ko teg si loxo médecin chef bi docteur Omar Diop nga xam ne wax dëgg yàlla jàmbaar la si liggéey bi te saa su ne daam daf mel ni moom moo ñu gën a bëgg a liggéey bi waaye itam personnel bi yëpp kenn ku si nekk maam personnellement jàppal ne comité bi par ma voix ñu ngi lay sant di la gërëm di la jox loxo ba pare di la encourager di la wax ne nu ñu gën a jàpp ndax nu ñu gën a jàpp mu gën a baax fi may daan leen rek mooy avec mon bureau tey jii à gauche di nga gis la trésorière générale madame Guèye Ndeye Ngone Seck boo wax dëgg yàlla jàmbaar bu mag a mag la jàmbaar bu mag si liggéey bi jigéen ju mën góor la moom wax dëgg yàlla mooy sama bras droit ba pare li muy def yëpp bu ngeen seetloo du feeñ du nanga feeñ chaque jour mu ngi nekk si gannaaw di ko si beral wax dëgg yàlla ak cant ak ngërëm du ñu fàtte itam ku si mel ni David André Mensa Omar Diallo équipe bi yëpp l'administration ñëpp di leen sant di leen gërëm ngeen wax ne wax dëgg yàlla vous faites notre fierté macha allah.